foo mën a jëm waxam jawal quraani moo lëkkaloo moo firi bil bayaani yontu yàlla muhammad na yàlla fay ko ta fayit gaayam ya ci ñun la yàlla mooy ka xam dayoom ya yontu yàlla muhammad moom moo ni diine moo di ak laabiire ci wax ju wóor lu feeñ la ak la biire ibnu abbas nee na yontu yàlla muhammad moo wax itam képp ci yéen ab sàmm la te dees di laaj ab sàmm lees ko sàmmloo ibnu abbas nee na lii moo waral ma jóg di laaye biire njaboot gi ngir saytaane laa di fiire njaal bennu gi laa biire ma wax koy walaf yu leer yu wóor te doo ci gis luy nuru kaf ibnu abbas nee na du saawu manin du lu ma miin ci mii mbir waaye wolof nee na ku jaaxle dog wor wax ju gudd gàtt nañ bàyyi mana nañ yeewu te yeete nelaw yi yàgg na nañ gëm bu wóor a wóor te jaamu yàlla te nu ragal yàlla te wéetal yàlla wéetal bu wóor jëmmu ja wéetal melo ya te wéetalit jëf ya te màggal solo ya yàlla moom moo di góor amul beneen bu dul moom mooy kayoo jaamu ga lépp moo ko moom yàlla moo bind nit ci coobareem jox koy ngëneel yamu joxul keneen ba lépp moom la ñeel mu déndal ko suuf si tàlli ñatt muy lalam def asamaan téegam ci kaw ci man-manam def lépp luy dukkat ci suuf di am amam gu sell ñeel ko tëbb ko ci xam-xamam faf def ko sax muy ku ko wuutu fii ci suuf malaayika ak jinne yi ñépp a féete suuf nit kii bu jaa wala keneen ak bi boroom mooy kayo sànjaba mooy yées ci moroom أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا
صدق الله العظيم. takbir. Serigne Abbas bindoon na ci yar ci téereem bee mu def lu ci yar waay maanaam ci lu dul yaru yamu ñu wañ ko ko faw te du ko jariñ لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الأرض يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله mooy am nañu mbégte lool ci turu ñi nga xam ne si ñooy membre jamiya taawun islami li tarbiyati wa taalim muy association de la coopération islamique pour l'éducation et l'enseignement ñu gën koo miin ci alxayriya ci mbégte bi ñu am ci teew bi nga xam ne si teew ngeen ci bis bi nga xam ne si bis bu dul fàtte la ci seen nekkin mooy bis bi nga xam ne si te ci lañuy taxawal waqf bi di ko ubbi gi nag lépp lu ñu def rek bu ñu seetee ca gannaaw ki nga xam ne si moo nu ci jiitu ci loolu mooy sunu baay bi muy Cheikh Abbas Sall radiyallahu anhu nga xam ne si dundam gépp daf koo def ci lépp loo xam ne si luy jariñ jullit ñi la nga xam ne si lii ñuy wax waqf daanaka ñi ci jiitu donte baatu waqf fi amul woon li gën a tegtale loolu ci taxaw bi mu taxawaat ci waqf mooy école bi nekk Louga nga xam ne si mooy école alxanafiya nga xam ne si boo fa demee tey lu ëpp fanweeri at a ngi nii ay junni ñi nga fay génne dem ci aalama arab yi ca ñi buñ demee ci aalama arab yi ñi raw la ci la ñuy doon ca buñ demee ci école boobu man gaa fa lay jàngalee ba léegi lu mat fanweeri at maa nga fa waaye man kese may koo xam ne si mi ngi jariñ ci école bi ci wàllu màdd ci doomu Sëriñ Abbas yi lépp nag def ko fii sabilillah mu tegtal ñu ci loolu bi ñu ko bi mu demee tamit xalifaam bu màgg ba muy Sëriñ Mouhamadou Mansour yal na yàlla rahmatullahi alayhi mu taxawaayu baayam matal ko sëkk lépp loo xam si Sëriñ Abbas yéene woon na ko Sëriñ Mouhamadou Mansour taxawee loolu nga xam ni fii li nu xiir ban jël ko ci la bokk ke nga xam si moo tegoon pose première pierre bi ci la bokk ki nu yombalal lépp tamit nga xam si ci ONG AFOT lépp loo xam ne soxla woon nañ ko jóge bitim réew rek daf ni koy yombalal pour loolu accès ci moom nga xam ne si fu ñu demee ba jaaxle Sëriñ Mouhamadou Mansour mi ngi ñuy encouragé pour ñu àggale seen liggéey bi waaye nag ki nga xam si moo taxawoon liggéey bi lépp jël dundam lépp jox ko liggéey bi muy sunu mag Sëriñ Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu ñoom ñaar de wax dëgg yàlla ñoo taxawu ba lu mel nii am fi mu ak ci kon yàlla na yàlla fay leen yéene bi nga xam ne si amoon nan ko ci jiituñu tey yàlla na yéene boobu ak yoor bu fekk leen fa ñu nekk ci Firdaws. En ma qualité de directeur général de la haute autorité du WAQF, dont l'une des missions principales est de promouvoir le WAQF au Sénégal, je me réjouis de l'appropriation de cet instrument de solidarité islamique par l'ONG Al-Hariya, qui a compris les enjeux liés au WAQF dans la pérennisation des actions sociales. C'est pourquoi je voudrais adresser mes vives félicitations aux responsables de l'ONG
pour cette initiative qui est un exemple concret de l'apport du WACF comme une solution innovante de financement des projets de lutte contre la pauvreté et de l'inclusion sociale et économique. En effet, les revenus générés par ce WACF seront dédiés exclusivement à des actions sociales de l'ONG, notamment les orphelinats, les œuvres caritatives, les équipements médicaux et paramédicaux, les puits, les infrastructures scolaires et les bourses d'études. Mesdames et messieurs, le WACF, faut-il le rappeler, est une donation qui vise à immobiliser un bien et à affecter son usufruit à des œuvres de bienfaisance publique ou privée ou à une œuvre d'intérêt général, bien entendu désignée par le donateur. Les biens mis en WACF peuvent être des immeubles, des actifs monétaires ou financiers. Leur gestion doit être assurée par le biais d'investissements dans les secteurs rentables et licites qui permettent d'assurer des revenus stables, durables au bénéfice des populations démunies, des populations en situation de vulnérabilité. Sa finalité est de trouver des ressources stables et durables pour lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités sociales, comme on l'a dit. Et l'exemple de l'ONG Al-Hariya est vraiment patent. C'est donc dire que le WACF, qui tire ses fondements du Coran, de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est un levier innovant de la finance sociale islamique, qui a fait ses preuves dans le monde arabo-musulman en jouant un rôle actif dans la prise en charge des besoins sociaux, économiques, religieux, culturels et scientifiques. Et j'en veux pour preuve l'exemple de la Turquie, qui a des résultats patents sur le plan culturel en matière de WACF. maa ngi am mbégte ci teew fii tey am fi nag tànk yu bari yoo xamante ne xëy na su ma ko doon tudd rek liñ ma jox ci waxtu dina jeex waaye bi ma koy tàmbalee rek mooy ma teewal fii Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xamante bi mooy alxalifa al am li tarixal muridiyya leen gërëm te di la xamee ne jamono bu demee ba soppeeku ñun sunu diine di diine lislaam may ñu ay jumtukaay yoo xamante ne bii lu jamono tëradi lu jamono maanaam bari tolof buñ ca sukkandikoo rek dinañ mën a maanaam gis suñ bopp ci fegu yu bari yoo xamante ne bii noonu la ko directeur waxee monsieur Racine Ba ma di ko siyaare au passage ndax ñi am xam-xam buñ nosee ñi am man-man mel ne sëñ Abdoulaye Dia ak ñeneen ànd ko ak ñoom ñuy yëkkati ndidoo di dóorandoo man defe naa ne kon lépp li nga xamante ne bii maanaam dina nekk suñ kanam ci ay jafe-jafe dinañ ko mën a maanaam jàmmaarloog moom ba génn ci génnin wu rafet ba noppi dese suñ ngor dese suñ diine kon maa ngi santaat ñëpp di sant le ci initiateur mu am itam leneen loo xamante ne bii am nañu ko fi junj waaye kuy def te la ngay def yàlla nga koy seereel ndax am na ñoo xamante bi tey ñi ngi ci te bugguñ sax kenn tudd seen tur teewuñ fi sax loolu itam ñu leen di ñaanal kon yàlla lii niñ ko sumbe ba mu agsi fii yàlla na ko yàlla yeggalee te yàlla nangu lépp ba nga xamante ne bii yeneen jullit itam dinañ ci mën a roy ba mën a maanaam jëfandikoo li nga xamante ne bii mooy li ñu suñ diine may te di sant itam ñi nga xam ne ñooy autorités yi ci taxaw bi ñu ci taxaw ba yombal lépp ba mu agsi fii kon defe naa ne loolu donte sax man li ma bëggoon a wax lépp mënuma ko wax ndax cër bi ma ci am gannaaw loolu itam ñëpp ñi nga xamante bi suñ diggante ak waggat sëñ Abbas Sall sëñ Abdoulaye mii la tàmbalee Cheikh Mamadou Lamine sama waajur boole ma ak moom ma dem teewal gannaaw yàlla itam ñëpp ñi nga xamante bi muy soxna Halima Cheikh Boucheyri ak ñëpp ñi nga xamante bi ñoo bokk ak ñoom nekk ca Émirats Arabes Unis
cofeel dox suñu diggante joo xamante ne bii itam buñ koy wax pour bëgg mu law donte sax ñëpp ku ñëpp seq jàmm waaye buñ seetee li nga xamante ne bi ñun ñëpp rek ñoo ko bokk ñu dundal ko kon defe naa ne ndonal mag ñi dina ñoŋ te itam ndonal mag ñi dina law te itam ndonal mag ñi dina tasaaroo kon tey ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.